طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار والصلاة والسلام على سيد التائبين والمستغفرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وهو الذي قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ñëwaat nañu ci bis bu tedd bii bis bu màgg bii di yowmul jumaa di ziyaar ñëpp di baalu xaq ñëpp te di leen baalu xaq te di ñaan yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla baal yàlla nañu yàlla suturaal ko defee xam naa kàddu gi du gudd lool incha allah dañuy bëgg rek fàttalante ak yéen loo xamante ni sax yàlla defoon nañ ci waxtaan wu jotaale te maa ngi dénk mbokk yëpp ngir ñu bàyyi xel waxtaan yooyu moo ngi ci YouTube yaa man azharal jamil laa doon firi presque ñetti waxtaan la wala ñeent na ngeen ko seet ngeen gëstu ko ngeen déglu ko li may wax nii yëpp faram fàcce naa ko ci di ay détails yu sew a sew waaw ku la dimbali ba nga déglu ko li may junj yëpp nga xam li may bëgg a wax waaye ci ñun fii ci jotaay bi ñu am nii ci rënk damay bëgg a wax rek ne sama borom dafa wax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn aaya boo xamante ni yonent bi nee na mooy aaya bi ëpp yaakaar ci alquran waaw mooy aaya bi ëpp yaakaar ci alquran aaya la boo xamante ni ñun ñëpp war nañ ko di ko jàngat di ko jàngataat rawatina jamono ji nga xamante ni lii Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waxoon ne bàkkaar ci mujj jamono gii ñu nekk dafay mel ni taw waame ñëpp lay tooyal soo tooyul tamit sa kër tooy na mooy yow su la dalul tamit dal na ku la jege li may bëgg a wax foofu sama borom dafa wax yonent bi aaya bi nga xamante ni moom moo gën a am yaakaar moo gën a yaakaaru ci alquran qul li ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pourquoi? Parce que inna allaha yaghfiru zunuba jamian. Allahu akbar. mbokk yi aaya bii nañ ko xoolaat déggal sama borom fi mu tàmbalee qul kooku waxtaane woon naa ko ba pare qul ku yàlla jox ndigal pour mu wax rek la koy wax te ku mu wax qul mooy waxal ku mu waxal nag mënatoo noppi sooy dund yaa ngi wax sooy faatu yaa ngi wax te sirru boobu moom la yonent bi yoroon moom la jox gaa yu baax yi ba tey jii kenn mënatul noppi képp ku doon ci sirru qul boobu mënoo noppi waroo noppi doo noppi même soo noppee sax sa noppi wax la sa jëf wax la sa xool wax la sa bëgg wax la sa bañ wax la kooku mooy bu kàddu gu njëkk kon li yonent bi wax du xalaatam du bëgg-bëggam déedéet yàlla moo ko wax ne waxal ma lii transmettre ma lii xoolal aaya bi ni tàmbalee qul ya ibadiya yéen samay jaam xoolal yéen samay jaam te ndekete benn mbégte ak benn ëpp ci àdduna yàlla nangu ne jaamam nga sëñ bay loolu lu ko gën a foor am na yàlla nangu ne jaamam nga xam nga dañ ne ba buur bëgg la moo ko gën kew doo bëggee buur yaay def yi gis daa ngay def ci sonn yow bu la buur bëggee nag yow foo nekk buur fekk la léegi nii li may taxaw di wax yéen buuru Amérique du ma bëggoon a gis léegi moo ngi Allemagne léegi nii balaa dara bee jot gis buuru France noonu buuru sunu moom di Sénégal noonu waaye man tey jii du ma leen bëggoon a gis fu may jëm waaw loolu la bëgg a wax donc sama borom nangul la sa njaam dara gënu ko rëy ci kaw suuf waaw ñeenti maqaama yi yonent bi am yépp ci biir alquran ci wàllu njaam
ñeenti yooyu incha allah bis dinañ ci waxtaan ñeenti maqaama yëpp ci la yonent bi amee lépp lu mu am ci la rawee képp kum raw te yooyu ñeenti maqaama yëpp ci njaam la taxaw mooy abdullahi subhaanallazi bi asra bi abdihi wa innahu la maqaama abdullahi ñeenti maqaam incha allah dinañ def waxtaan spécial yàlla nee na waxal sama jaam yi kon loolu lan lay signifier mooy mbindeef yi kenn moomu leen kudul allah kenn moomu leen kudul allah kenn bindu leen kudul allah kenn du leen wërsëgal kudul allah kenn du leen rey kudul allah kenn du leen dekkal kudul allah kenn du leen dugal aljanna kudul allah kenn du leen dugal sawara kudul allah yàlla moom jaami inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa lil muslimin seen lépp yàllaa ko moom Seydina Ibrahim jàngal nañu ko su ma feebaree moo may faj su ma xiif moo may jox ma lekk su ma maree moo may jox ma naan lépp lu nekk ci man moom ko defal moom yàlla subhanahu wa ta'ala moo tax yàlla ne samay jaam kon jaam yi kenn moomu leen ku dul yàlla coowal bëri xam nga liy wane ni jaam yi kenn moomu leen képp ku ñu askane jaam yi yaa leen moom bis dina jot nga dee ñu suul la wala boog kum mënti doon bu dee président nga bu dee buur nga bu dee sëriñ nga bu dee borom cër nga bu dee borom maqaam nga bu dee borom alal nga bu dee despote nga bu dee tyran nga bu dee bandi nga bu dee loo mënti doon ñu yow nga askanoo ne yaa moom jaam yi wala jaam yi wax ne yow yaa ñu moom bis dina jot yow ñu suul wala jaam yooyu doon wax ne yow yaa ñu moom ñu suul leen ñoom te ñoom duñ ci mën dara kon kii moom jaam yi mooy Allah moo tax sama borom ne waxal sama jaam yi loolu mbégte gënu ko rëy ci kaw suuf sama borom ne waxal sama jaam yi yàlla nañu ci yàlla boole ñun ñëpp ñu waaw gis nga te xoolal ñi mu wooyee sama jaam yi du ñu baax ñi déedéet du yonent yi de du gaa yu baax yi de du saalixe ni du ñu sell ñi de ñi nga xamante ni dañoo ëppal def ay bàkkaar yu rëy ñooñu la wooyee sama jaam yi kon yàlla gisul seeni bàkkaar mais tuub ñu tuub di dellu ci moom suñu wëlbatikoo ba tuub ba dellu ci moom moom la gis moo tax mu ne qul li ibaadi lazina asrafu ala anfusihim ëppal ci lépp ëppal ci bànneex ëppal ci fo ëppal ci bàkkaar ëppal ci lépp rëcc dafa ay rëcc ba fees dell yàlla nee na yonent bi wax leen ne leen ñooñu laa taqnatu min rahmatillah wax leen ne leen bu leen découragé yërmande yàlla loolu mu signifié mooy yërmande yàlla yaatu na yaatu goo xamante ne ñun ñëpp am nañ fa place seen maam alaaji Muhammad Ndieguène radiyallahu anhu na wax xamante ni bi ko gaa yi déggee ñëpp a jooy xam nga ma wax dana man de comme xam naa aljanna ak sawara sa borom ko moom leen lu ci nekk am na lu mu ca digal lu ca ak lu mu ca tere man al Mamadou de du ma sañoon ku wax laa ilaha illallah rek dugg aljanna ba mu ko waxee daal di jooy ndeysaan ne ko du ma sañoon maam alaaji loolu la wax mu ne man moom sañoon ku wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah benn yoon rek na wax ko benn yoon mu ne dem aljanna waaye sëñ bi kii moo bëri yërmande waaye wute naa ñi nga xamante bis bu nekk ñu jël nit ñi di saaf di dugal biir safara aussi suba ak ngoon te ñooñu man li ma jaaxal duñu yóbbu seen bopp duñu yóbbu seen papa duñu yóbbu seen maam duñu yóbbu seen sëriñ duñu yóbbu seen ñuñ bokkal tariqa duñu yóbbu seen ñuñ bokkal mbooloo muy jamaa ñoom daal ñooy dem aljanna dégg naa fii benn waaye keroog leen waaw dem leen aljanna su boobaa di ngeen fa wéet aljanna ni mu yaatoo yàlla nee na aljanna arduha samawatu wal ard ne xoolal te gis nga ñu bëri dañuy yum de dañuy wax yaatuwaayu aljanna mooy asamaan ak suuf soo ko taloon def ko benn bas déedéet yàlla waxul loolu de dane largeur arduha largeur bi waaye léegi ana longueur bi kon ana tuul ba waxul tuulu haa de arduha dane largeur bi largeur ak longueur xam ngeen ko dane largeur u aljana mooy asamaan ak suuf juróom-ñaar nga tàllal ko kon longueur bi mu war a doon gaa yi duñ bàyyi xel loolu doo arduha yaatuwaay bi déedéet arduha mooy largeur bi tuul mooy longueur yàlla nee na largeur bi rectangle bi largeur u aljana nee na moom mooy asamaan ak suuf nga boole ko def ko benn sang suuf si rek jeexaluguñ ko asamaan si moom dul wax te juróom-ñaari suuf la wax juróom-ñaari asamaan kon àjjana sëñ bi yaatu na ñun ñëpp am nañ fa place am nañ fa place bu ñu soxor xam nga lan moo war nañu won nit ñi ay yoon yoo xamante ni yàlla jox ko yonent ngir ñu jaar ca ba dugg aljana te yoon yaa ngi fii maa la ko wax leelatu xadr rek ci la bokk weer juróom benn fan après weeru ko ci la bokk weer woor le 13 le 14 et le 15 ci weer wu jot
ci weeru wolof bi weeru diine ci la bokk def téeméer yoon as subhanallah wa bihamdihi ci la bokk def téeméer yoon astaghfirullah def 110 astaghfirullah jàng salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam lu mat ñaar téeméer yoon ci bisu aljuma mais bari na ay milliards buntu la yàlla ubbi pour ku ci jaar rek mu jël la nga dem aljanna yàlla nee na yonent bi laa taqnatu min rahmatillah wax leen ne leen bu ki découragé ci yërmande yàlla pourquoi parce que inna allaha naka allah yaghfiru zunub jamian yàlla mooy baale bàkkaar yëpp tout waaye léeg-léeg nga dégg ay ustaas yu tàng xol naan yàlla du jéggale bokkale waaw léegi yàlla wax fii ne yàlla dina jéggale lépp yow nga ne yàlla du jéggale bokkaale déedéet da nga naan am na bàkkaar yoo xamante ne astaghfirullah moo koy jéggale waaye am na bàkkaar xamante ni tuub moo koy jéggale loolu nga war a wax bokkaale tuub moo la ci génne moo la ci raas bu dee ren bàkkaar yu ndaw yi comme xool yi ngay xool ak yenn bàkkaar yu sew yi yooyu astaghfirullah doo ko wax yàlla jéggal na la mais dafa am bàkkaar yu ji yoo xamante ni dafa laaj nga tuubal yàlla bokkaale nag dafa moo jiitu ca bàkkaar yooyu loolu nga war a wax mais bokk yàlla da koy jéggale yàlla lépp lay jéggale inna allaha yaghfiru zunuba jamian waaye yàlla ne jamian yàlla neen day jéggale lépp nga ne yow doo ngeen moom yàlla du jéggale lépp waaye léegi ana xaaba yi nga xamante ne daan bokkaale yàlla di jaamu yu xët te tey jii ñu nekk ay xalifa yonent bi nekk ay saxaaba ñu leen di gër fu ñu toll ana ay xamante ne dañ leen a tuubal ñu nekkoon ci xërëm doon bokkaale yàlla te tey jii ñu nekk ay wuli yu nekk ay borom xam yow moom di wax loolu yow say maam est-ce que ñëpp jullit lañu say maam est-ce que jaamuñu xërëm est-ce que say maam kon ci ay pangolo ki xamba ki lu kenn xamul waaye lii dañ boo ci dem sawara du na xon dañ koy dégg bakkaaru bokkaale listixfaar ko jégle li koy jéggale mooy tawba tuub dafa am feebar yoo xamante ni doo ko amee dañ lay fal rek pansement mu wér mais am na feebar yoo xam dañ lay amputé dañ koy dagg wala ñu defal la opération chirurgicale bokkaale rek opération chirurgicale la waaw soo fu na nga am égratignure mooy nga xoosu kooku rek lañ def wala alcool désinfecté ko bàyyi la dem loolu mooy istighfar loolu foog nga xel dañuy tiital nit ñi ba dañuy mujj firlu nekk ci mooy yàlla sax ca fekk buntu yàlla ba nii yàlla nañu yàlla jéggal bi ci des yàlla nee na alaysa allahu bi ahkamil hakim ci suratu tiin wa tiin wa zaytuun wa tuuri siniina laqad xalaqna l-insaana fi ahsani taqwiimin thumma radadnaahu asfala saafiliin ñun ñan ñooy élection bi yàlla nee na illa alladina amanu wa amilu salihati fa lahum ajrun ghayru mamnun maa yukazzibu ba'du diin alaysa allahu bi ahkamil hakimin jërëjëf sëñ Bay alaysa allahu bi ahkamil hakimin ndax yàlla gënul nekk di attekat bi dàq atte ñëpp tribunal bu mag bi mooy yàlla cour de cassation dëgg moo yombal xiyam moo tax jugement yi jaru ko dañuy wax ne jugement pour mu il faut nga am ñetti mbir moo nga xam lépp mën lépp digg lépp ti su dajaloo ci yow xam lépp mën lépp dégg lépp su dajewul ci yow waroo juger te loolu kenn rek la dajale ci moom mooy Allah jalla wa ala moo tax jugement dafa doy waar jugement nag bi ci gën a dangereux mooy jugement bi ñuy jugante ci suñu biir nga gis nit muy dox rek nga ne day jaay mbaa wala nga gis jigéen dox ay soxlaam nga day jaay boppam wala nga gis nit muy dem di am ay teraangam nga day jaay drogue wala gis muy dem fii nga góor jigéen la wala nga gis nit mu daal di def nii nga daal ne nang la lu tax nga koy juger yow yaa ngi ba koy juger lu tax ngay juger bul juger kenn yow gérer sa bopp gérer say problème gérer say défaut gérer say bàkkaar waaw doo def solo yow àdduna bi jeexagul yow pare goo yow looy juger kenn looy wax kenn ne dafay kii wala feere dem wala lii wala la lu ci seen ci nit ñi rafet njort ci waxal ñëpp ci lu baax yéeneel ñëpp jàmm yéeneel ñëpp aljanna ñëpp xaj nañ fa aljanna yaatu na sawaay loolu moo am solo bul juger kenn te wolof yi nee nañu weeru ko dund moo ko weeru ko reyam fekk dogu jot juubu weesul barki dem rek am na mbokk mu baax mu moo ne ma sëñ kat sama papa daf feebaroon ma dem di ko jëndal mburu ci biir weeru koor gi te ndu mi comme dafa am
jabet ma dindi ñooxiti pour defal ci sandwich pour yóbbul ko man ma jël ñooxiti ca lekk waaw te kii ku baax la ndax moo ko def moo ko tey léegi soo gisee mu lekk nag jugé ko te yow xamoo ne bu juum kan du juum kullu ibnu aadam xataa'un ma laa jaxmaru njegéen mu baax mi ajjuma bu jot bay yàgg nga ko dégg ak ajjuma nga dégg ko mu wax ko ci biir jumaa ji ni bàyyi ñu ko xel at-taa'ibu mina zambi kaman laa zanba lahu ku tuub ci bàkkaar yàlla jéggal na la amatoo bàkkaar waaye tamit ma bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kullu ibnu aadam xataa'un koo gis doomu aadama sa bopp jëm ci kaw say tànk jëm suuf borom njuum la ñu ne ko waa léegi nag nu ñuy def yonent bi nee na wa xayrul xataa'ina tawwaabun ñi gën ci ñi juum mooy ñi nga xamante ni duñ juumee rek tuubal yàlla jéggulu yàlla c'est ça qui est important kon nañ sa tuubal yàlla di jéggulu yàlla di baalu yàlla mu baal ñu jéggalaale xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp ñu bokk ëllëg ànd ak yonent bi dugg ko aljanna ñun ñëpp xaj nañ fa billahi am fa place billahi am nañ fa place lal gis nga aljana yi di nga gis ay lal yoo xamante ni tóoru lal bi ay da ngay dox ay at pour àgg ci xeetu lal bi mais aljana dafa yaatu ni ma la yooyu ay waxtaanu boppam incha allah pour wax la ni mu yaatoo ni mu rëyee ni mu ngandee la fa nekk di jëm nekk mais am nañ fa paas oustaz nañ jox nit ñi ay billets dem te ba ay soxor bi ku nekk na nga lijjanti say defeyu bopp say muy bay bopp yow li nga ni sa biir muy ay musiba nga xam te yoo koy génne doo bëgg kenn fekk la fa noonu nga amee ay fo ak ay bagaar yoo xamante ne bëggoo kenn xam ko waaw lu tax yow bëggoo ñu weer la yow ngay weer ñi bëggoo yàlla weer ngay weer nit ñi te wala fi lu ñu wax kii jéggi te àggagul ca wàllaa dex wal ñaawal ki nga xamante ne dafa la celui qui se noie celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de lui te mbay lu kenn xamoon nañ ko bu yàgg attention yow xamoo fooy mujjee xamoo say njaboot fu ñuy mujjee bul critiquer kenn bul juger kenn ko gis mu ne jubal yàlla bul toog fenn di yàqam bu toog di wax kenn daal seetal say defay bopp yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam te ñenn ay moo gën a defee doomu am radiyallahu nee na yàlla ku mu bëgg a texeel sëñ Bay ku mu bëgg a texeel nee na day fexe yow ba foo tollu say defar ngay gis allahu akbar su ko defee da ngay modeste fotlu wàcc sa bopp du critique kenn doo xas kenn waaw man daal loolu la gëm moom laa leen di woo yéen mbokk yi sopp yi nañu maandu du damay bay wax tamit nañu lu baax buñ jugé kenn jóge ci asamaan si wàcc ku nekk doomu jàmbur nga ku nekk da nga am sa honneur ku nekk nga am say njaboot ku nekk da nga am sa paar kenn jugé dañ maanalante yéene lu baax waxante lu baax defante lu baax teralante yaakaarante dimbalante wóoluwante comme ni ko Allah ngeen daan waxee bu ko fi àdduna dina wax sunu àllaaxira dina baax lii moo am solo man de lii laa gëm te laa leen di woo nañu rafetal bu kenn jugé kenn sax di yàlla mu jëm suñuy bàkkaar te ñu jég bokk na ci yonent bi gën a bëgg mooy ngay wax yàlla ne ko jéggalal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ighfir li ummatina muhammad maghfiratan aamatan warham ummata sayyidina muhammadin rahmatan aamatan ñaan baax la dee ko ñaan même bu dee doxoo arab bi dee wax ci wolof yàlla nga jéggal xeetu yonent bi yëpp te nga xeet yërëm yi xeetu yonent bi yëpp waaw du leen yërëmale la sëñ bi ñun xaj nañ ci yàlla na téeméeri man benn ci kaw suuf dafa gis ñëpp moom nga dégg xeetu yonent bi wala waaye sëñ bi xaj nañ ci nan rafetoo waaw yàlla nañu yàlla jégal tabarak rek boon ñu sédd ko son nekk jël sa bu jàpp bal yàlla déggulu yàlla bàyyi wax bàyyi juge bàyyi yàlla mu juge ay jaamam xam na leen moo wax li seen xol xam seen xel xam seen i jëf xam seen i fi dimb xam seen jëfi tey xam su ëllëg li jëf wallahu xalaqakum wa maa ta'maluun ngeen bind moo leen bind yàlla bind seen i jëf kon xam na lépp maîtrise na ko ki maîtrise wul loolu nag waroo ko juge waaw léegi nag loo wax après ngay màcc si mbay nga wax nit ci lu moom lu bon fekk ku baax la dafay am nga juge nit fekk ku baax la waaw
nga am appréhension yu bon ci nit waaw te nit ñi lu nekk ngi ci biir Babacar ay wëli yoo ngi ci ay nit yàlla ngi ci ñoo xamante ni seen yaram yàlla ko empoisonné ku ci wax wala nga def ci da ngay sànku àdduna ak laaxira te ki loolu bila kat waaw donc foofu daal la ñuy yem ndax heure xadar bi jege si na lool macha allah di jéggulu yàlla te di jéggulu yàlla jaam yëpp di jéggul yàlla xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu di ziar nag suñu mbokk yëpp mbokki taalibe yi suñu soppe yëpp macha allah ñoo ngi leen di ziar ak njaboot gi ñu nekk Londres ñu nekk Canada ñi nekk Amérique ñi nekk Espagne ñi nekk France ñi nekk Italie kenn ku ci nekk ñoo ngi leen ziar yàlla seede ziar bu ànd ak cofeel di nit yàlla may ñu jàmm ñun ñëpp barakallahu ziar bu baax sunu soxna sëñ Racine moo daan yor appareil bi moo ngi nii fi mu ne moment bi ma leen di wax ni moo ngi ca rawdu Cheikh na Ahmed Tidiane waaw dafa dem ziar ji daje faak nag waa kër Cheikh Mouhamed Mansour Baro ndeysaan gaa yu yooyu nga xamante ni kenn gënu leen bëgg Cheikhu Tidiane kenn gënu leen soppaas moom ñoom la fa daj ma ne ko yow ziar mat na sëkk Seydi li yal na yàlla dolli jàmm tabarakallahu di ziar ak di ñaanal mbokk nga xamante ni ñëpp ñoo daan jàpp ci liggéey bi Pape Ndong du Kuré Mouhamed Ibrahima Diop tey nag sëñ Bay Touré Babacar moo yor côté technique bi incha allah ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla barkeel moom it dolli ko jàmm dolli ko xéewal ak sutura ak teraanga kon ñu ko seen noonu incha allah kon yàlla na yàlla dolli jàmm dolli xéewal dolli sutura dolli teraanga bi jaahi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons incha allah terminer cette vidéo par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui demander aussi de nous pardonner nos péchés. Le but de cette vidéo, c'était pour inviter les frères à ne pas substituer à Allah, ne pas porter le manteau. Le but de cette vidéo, c'est d'inviter les frères à ne pas substituer à Allah, de ne pas porter le manteau du jugement qui ne sied qu'à Allah, qui n'appartient qu'à Allah, hein, de ne jamais juger qui que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est sauvé celui qui s'occupe plus des défauts que des défauts des autres. Imam al-Ghazali radiallahu anhu, il a dit, si Allah veut sauver un de ses serviteurs, il lui fait voir ses défauts. Donc quand tu es en train de voir des défauts, tu restes humble, tu restes modeste, et tu donnes toujours le pardon d'Allah et sa miséricorde. Et ça, c'est la porte vers l'agrément divin. Allah nous aide. Donc, Allah, il a dit dans le Coran, pourquoi? Parce que le prophète sallam, il a dit que ce verset, c'est le verset le plus rempli d'espoir dans le Saint-Coran. Tous les versets sont des versets d'espoir, mais le plus grand verset d'espoir, c'est ce verset-là. Dis à mes serviteurs, qui se sont acharnés sur eux-mêmes, qui ont été fautifs, qui ont fait des péchés, qui ont été grossiers, qui ont dépassé l'élite. Dieu dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs-là qu'ils ne se découragent jamais, qu'ils ne désespèrent jamais de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, il pardonne tous les péchés, tout. Et quand Allah dit tout, rien ne reste. Tout. Il pardonne tout. Donc, restons confiants, les frères. Ayons la confiance. Ayons confiance à Allah. Hein? Demandons toujours son pardon. Suivons les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, je vous renvoie à une causerie que j'avais faite sur Yaman Azhar Jamila. Dans cette causerie, j'ai expliqué cela. Inch'Allah, dans les prochaines vidéos aussi, on va reprendre Yaman Azhar Jamila en France pour les frères francophones,
Abdelmajid, Benasset, Bernès, est en train de voir, Inch'Allah. Donc, et les frères qui nous suivent partout dans le monde, qu'Allah les bénisse et leur donne beaucoup de barak. Comme j'ai dit, nous pensons à toute la famille, tous les frères, tous les sympathisants, tous les ahibba qui sont à Londres, la famille là-bas, qui sont au Canada, aux États-Unis d'Amérique, machallah, en Espagne, en Europe en général, machallah, qui nous suivent. Et machallah, nous demandons à Allah de les bénir et de leur donner la baraka. Donc ne jugeons personne, ne jugeons personne. Si on a à juger quelqu'un, qu'on se juge nous-mêmes. Et laissons les gens libres, parce que c'est Allah qui les a créés, ce sont ses serviteurs. On ne les a pas créés. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas ce qui est dans leur cœur. On se trompe souvent. Et comme on dit, celui qui n'a pas encore traversé le rive ne doit pas se moquer de celui qui noie. Parce que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux encore te noyer comme l'autre. Donc là, c'est comme ça. Même si toi, tu es bien, tu n'as aucun problème, aucun défaut, mais tu peux avoir une femme qui a des défauts. Tu peux avoir des enfants qui ont des défauts. Donc l'essentiel, c'est d'avoir une bonne opinion sur les gens, de parler positivement, de dire le bien, surtout de dire le bien. Avoir une bonne opinion, c'est ça qui est important dans la vie. Tout le reste, ça nous crée des problèmes, ça nous bloque, ça nous crée des obstacles, ça nous vraiment déstabilise au niveau spirituel. Et ça ronge. Comme je dis l'autre jour, on est dans la gabegie spirituelle. On fait beaucoup d'efforts pour suivre Allah, mais à côté, on fait d'autres actions qui rongent les bonnes actions qu'on a déjà faites. Et ça, c'est du n'importe quoi. C'est comme si tu travailles, à la fin du mois, tu retires tes 1500 € et tu brûles. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est pas la peine de travailler. Parce que ce que tu fais et ne pas travailler, c'est la même chose. Ou bien même ça, c'est plus malheureux. Parce que tu as brûlé ton arme. Tu as brûlé ta sueur. Tu as brûlé tes forces, tes calories. Donc, il ne faut pas disperser nos hasanats. Il ne faut jamais les faire. Il faut rester humble. Ne pas juger. Surtout, ne pas juger. Il ne faut pas juger. Parce que toi-même qui juges, tu ne sais pas. Surtout dans le domaine spirituel. Qui te dit qu'Allah a accepté ce que tu fais? Son nez. Qui te dit que tu vas mourir? Qui te dit ça? Qui te dit que tu vas avoir la paix dans la tombe? Qui te dit que tu vas bien juger le jugement du dernier? Qui te dit ça? Tu n'as aucune garantie pour ça. Celui qui va vers Allah, Cheikh Tijani, il a dit c'est un oiseau. Il doit avoir deux ailes. Al-khawf wa raja. Janahay al-khawfi wa raja. L'espoir et la crainte. L'espoir qu'Allah accepte pour toi et la crainte qu'Allah n'accepte pas. C'est dans cette optique-là qu'on doit être. Et ne jamais faire la grosse tête et dire que je suis arrivé, je connais tout, je peux tout. Non, tu peux rien. Parce qu'un jour tu vas mourir. Celui qui peut, il ne meurt pas. Il tombe malade, il n'a pas de défaut, il n'a pas de problème. Regarde-toi, tu verras que tu dois faire attention, tu dois lever le pied et ne plus mettre sur l'accélérateur. Doucement, revenir sur terre, être simple. Modeste, c'est ça qui aide quelqu'un à s'élever spirituellement. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on remercie le frère Racine qui est actuellement à Fès, machallah. Les frères aussi qui s'occupaient aussi du travail technique. Mohamed Dia, Ibrahim Diop, Masha'Allah, le frère Mbaye Babacar Touré, qui est venu de Noisy pour faire la couverture aujourd'hui, Masha'Allah, la rétribuer les autres frères aussi. Nous pensons aussi aux sœurs qui sont ici, Ndeye Ndiaye, Khadi Diop, et à toutes les sœurs. Donc, Masha'Allah, qu'Allah les bénisse, nos frères aussi, Masha'Allah, et nos cousines, Masha'Allah, Safari Gueye, et toutes les qu'Allah les bénisse et donne la baraka des anciens, par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa alhamdulillah rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.